vendredi bi nga xamante ni Ousmane Sonko def na live am def na entretien boo xamante ni entretien bu yaatu la ñu bëri macha allah question yi ñu doon posé en tant que ay être humain bëggoon ko xam aussi yaakaar naa ni tontu na leen si tontu na sénégalais yu bëri par rapport ak ay interpellation sans détour ah comme nu ko gars yi tuddee woon di féliciter bu baax aussi l'équipe bu Walfadjri bi parce que bon gars yi nee nañ quand c'est important rek fii la ci Walfadjri di féliciter aussi Moustapha Diop ak ñi fa nekkoon ñëpp ak yeneen confrères aussi ñoom ñoom Mansour Sow ak ñeneen ñi fa nekkoon ñëpp daal di leen jaajëfal bu baax. mais bon bu ñuy dugg ci li fa xewoon rek déjà dañu mën a jàpp que ni conférence de presse bi comme ni ñu ko waxee guddul yenn guddi mais abordé na ay sujets yu bëri li tax ba peut-être gouvernement bi tiit mooy effectivement dafa aborder sujet yoo xamante ni peut-être bu nekkoon keneen dañuy naan du ci gaaw àddu parce que bon c'était pas peut-être prudent ngay wax ci yenn yi wax ci Adji Sarr wax ci élection yeeg yooyu yëpp ba am sax benn ton boo xamante ni ñeen dañ ko tuddee ton bu menaçant par rapport ak li mu wax te effectivement li mu wax moom la ay sénégalais yàgg di wax Ousmane Sonko ci dossier bii ni gisuñu benn magistrat bu ko mën a tëj parce que waxuñu ay waxu parparloo wala wax yoo xamante ni ay waxu intimidation mais bu ñuy wax ci fait ak droit rek parce que dañ koy faral di wax di ko rappeler droit dafa am nu muy bindoo dafa am aussi nu muy tëddee du da ngay ñëw rek encore une fois nga jiiñ par exemple Diène ni ko Diène da nga ma def dara que da ngay dem forcément procès bu nekkoon noonu kon Sénégal adduna bi dafay jaxasoo chaque jour nga dégg nit dem na procès ak diw ak diw ak diw mais du noonu boo amee ay accusations yoo xamante da nga koy teg ci kaw nit da ngay indaal ay firnde yu koy leeral mais munoo ñëw nga ñëw am ay accusations nga ñëw dem ci enquêteur bi def benn preuve de légèreté nga bëgg lu mu tudd dem procès pour nga mën a toog jàkkaarloo moom di ko wax lu ko neex loolu yaakaar naa loolu duñ ko loolu àdduna demeewul noonu te aussi droit ak principe yi nga xamante ni ñooy ay principe universel nanguwuñu loolu donc moo tax moom côté bu muy waxee comprendre nañ ko parce que laata moom mu koy wax am na ay simple observateur dañ ko doon wax dañuy ni si dossier bii nii ak éléments yi nga xamante ni jot nañ koo am mi PV bi fuité mi incohérence yi mi yeneen ak yeneen yoo xamante ni aussi mënul tax ba ñu mën a jàpp que ni procès dina am te procès bu amul non lieu moom mooy am donc bu ñu demoon procès nañu waxu ay acquittés yooyu noonu man je pense que ni loolu nañ ko déggee noonu te bañ ko jox yeneen interprétation yoo xamante ni yu jéggi dayoo la dégg naa aussi sax ñii wane que ni way dafa am ay contradiction par rapport Ousmane Sonko li mu wax ak ñii di naan passeport am mais na nit ñi xam ni passeport ñaar la passeport diplomatique du ñun sama classe gi ñoo koy yor ñun passeport simple yu ordinaire yi nañuy yor ñoom ñi nga xamante ne ay député nañu dañuy am ay passeport diplomatique boobu noonu moom la génne mais passeport bi nga xamante ne mooy passeport ordinaire moom la ñuy téye parce que passeport ordinaire boobu noonu moom mooy sa passeport bi nga xamante ni moom lañ lay identifier te boobu du par rapport ak sa fonction du par rapport ak sa titre passeport diplomatique peut-être par rapport ak sa fonction la wala sa titre la wala nombre tànk boo xamante ne dañ la ko jox si nañ lay joxee passeport diplomatique boobu te pour un temps bien déterminé alors que passeport bi nga xamante ne passeport ordinaire la yow Sénégalais bi am nga ci droit saa yu jeexee nga dem ñu kiiwal la ko lu mu tudd nga dem ñu defaatal la beneen bu bees donc nañu def distinction bi bañ a gaaw tuuti di jaxase ay mbir li ay sénégalais di wax mooy nañ ko delloo passeport ordinaire am bi nga xamante ni peut-être moom moo tax ba ñii naan du mën a voyager du dem fii ak du dem fële et puis sax dafa am loo xamante ni vraiment bu ñu nekkee ci réew ñun amuñu une mémoire sélective wala boo xamante ni dafa courte du tey nañuy toog di wax di fàtte démb Oumar Sarr ak lu mu tudd ki nga xamante ni mooy Ousmane Ngom Samuel Sarr parce que 8 personnes dañuy dem assemblée nationale lever am na ñu si nekkoon député lever seen immunité parlementaire ñu si nekkul woon député ñu jox leen interdiction de sortie du territoire alors ci 8 personnes yooyu noonu Ousmane Ngom Macky Sall ba muy dem Guinée mais da ko yóbbaale ci avion Macky Sall dafa nekk si kaw suñu ay institution dafa nekk si kaw suñu droit dafa nekk si kaw suñu loi ba moom mu mën a jàll def lu ko neex ci koo xamante ne dafa nekk sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire Macky Sall jël ko dugal ko ci avion ànd ak moom dem donc bu ñuy rappeler loolu du ay waxu parparloo du ay waxu naafeq du wax dara dañuy rappeler ay faits parce que gis nga dañuy naan les faits sont têtus te effectivement faits yi dañoo têtus il faut que ñu rappeler sénégalais yi que ni amoon na koo xamante ne mi ngi tudd Ousmane Ngom dafa amoon li ñuy tuddee interdiction de sortie du territoire maanaam kooku dañuy jëloon passeport am téye ko ni ko yow amoo droit génn territoire du Sénégal président Macky Sall di génn président ba muy génn daf ko jël dugal ko ci avion am génn ko ci territoire du Sénégal te dara fekk ko ci bu nekkoon benn boobu ñun ni benn la beneen bi di Oumar Sarr dañ ko jox li nga xamante ne aussi mooy interdiction sortie du territoire moom mu débrouillé par xamuñu quel moyen ñenn ñi si gàll jaar ñenn ñi xamul fu mu jaar dem ba Rosso Mauritanie
envoyé lettre Sénégal ni leen yéen da ngeen ma jox interdiction sortie du territoire maa ngi nii génn naa ci territoire Sénégal te damay duggaat ci territoire Sénégal te effectivement génn na dugg na te dara fekk ko si. alors Ousmane Ngom def na lu ko neex Macky Sall jàppale ko si Oumar Sarr def lu ko neex taxaw kokkali Sénégalais yi ak seen système boobu te ñu bëri dañ si àndoon jamono jooju parce que dañ jàppoon que ni interdiction de sortie du territoire boobu yi fi caaxaan la woon. léegi ñoom ñaar ñëpp def nañu leen neex dara fekku leen si Ousmane Sonko ni day def même chose ngeen ni dafa bëgg a taal dëkk bi donc il faut que les gens arrêtent c'était du moom mooy njëkk ni mooy sénégalais bu njëkk ni dafay défier justice parce que président Macky Sall mi nga xamante ni ba muy def prestation de serment dafa waat ni dafay fexe ba li nga xamante ni mooy suñu constitution mu jéem ñu ko aaral parce que constitution boobu président tegul boppam fi mu ne balaa muy doon président dafay taxaw constitution bi moom moo koy wax sax nan ngay prêter serment constitution boobu dafa am droit respecté ko te constitution boobu moom moo tënk leneen lii loi leneen lii règlement leneen lii lépp li nga xamante ni dafa am ay lu mu tudd lépp lii ay charte en tout cas ci Sénégal ci constitution bi lay jaar bañ na ba bu jaarul ci constitution wala àndu ak constitution bi mën nga ko attaquer pour anticonstitutionnalité wala yeneen mbir alors donc li nga xamante ni dafa conforme à la constitution li nga xamante ni aussi yoon moom moo ko dogal mais président Macky Sall jalgati ko def ko nu mu ko neexee dara fekk ko si Ousmane Sonko wax nga ni non waru ko wax parce que xaw ma lan ak lan il faut que les gens arrêtent du ay question de Ousmane Sonko fii ak ay kenn xamul dañuy rappeler ay faits parce que faits yi dañoo têtu Oumar Sarr du benn citoyen boo xamante ni dafa nekk benn exception ci Sénégal ba moom muy def lu ko neex te dara du ko ci fekk Ousmane Ngom du beneen exception aussi ci Sénégal ba ñuy def lu leen neex ñoom ñaar ñëpp te dara du leen ci fekk léegi beneen Sénégalais jug ni Ousmane Ngom ëpp ma fulla ëpp ma fayda Oumar Sarr ëpp ma fulla ëpp ma fayda Macky Sall mi àndoon si ñaari yooyu noonu ëpp ma fulla ëpp ma fayda ba bu ma waree voyager suba damay voyager yi ñu ne non kooku warul ta def parce que bu defee dafay taal dëkk bi parce que moom dafa nekk quelqu'un koo xamante ni dafay indi benn discours bu belliqueux il faut que les gens arrêtent hypocrisie bu nekk Sénégal dafa commencé bëri balaa may ñëw sax ci Aminata Tall parce que bu ñuy wax hypocrisie si ñooñu nañuy gën di wax parce que bon maanaam Aminata Tall sax Aïssata Tall parce que bokkoon na si ñoo xamante ni quand même amoon nañu yaakaar bu baax si ñoom parce que bon amoon na ci jamono yoo xamante ni lu ñu doon wax ci ay principe lu ñu doon wax ci ay li nga xamante ni en tout cas moo fi jaarul yoon te mu waroon jaar yoon ba mu tuddee woon sax boppam la troisième voie ci élection législative yooyu nga xamante ni yaakaar naa 2017 la amee woon donc kooku tey jii bu ñëwee wëlbatiku li jéem a def wala di jouer yenn rôle yi man damay jaaxle parce que damay dem ba damay tiit sax en fait ci la mooy suñu devenir bu nekkee ñi nga xamante ni démb ñoom ñoo doon taxaw di ñuy jaay ay principe di ñuy jaay fulla ak fayda di ñuy jaay wax joo xamante ni wax ju dëggu la tey jii ñoom ñooy wëlbatiku di dem di nekk di ay siirekatu dàllu Macky Sall wala dem di nekk ay lu mu tudd ay téekatu saagu Marième Faye Sall mais vraiment y a à se poser des questions ci ñun lan nañu bëgg comme société et aussi lan moo tax ba nit ñi mënatuñu am li nga xamante ne mooy cohérence si Aïssata Tall Sall moom laa ñëw parce que lu tax may ñëw si moom te dinaa ci taxaw tuuti moom dañu bokkoon benn coalition jamono yu may nekk di gën a actif ci sama li mu tudd benn mouvement bu ma doon jiite les indignés du Sénégal dañu nekkoon ci benn coalition bi dañu jóge woon ci gox ca wax ja boo nekkoon ci jamonoy 2016 ba ñuy dem ci référendum bi ba ñu jógee ci référendum bi dañu ne woon dañuy préserver coalition boobu parce que amoon nañu ay acquis si nañ ko transformé tuddee ko Manko Wattu Sénégal ba ñu demee ci Manko Wattu Sénégal boobu noonu fin bi élection législative nekkoon di waaj a jot ñun ñëpp commencé gis ay yenn mbir yi man ma bokkoon si ñu njëkkoon rebelle wu ba ñu commencé doon wax ay wax dañuy dàq du ñu dàq alors jamono jooju noonu la benn émissaire boo xamante ni dafa doon ñëw suñu réunion parce que moom ngaa woon ñëw dafa doon yónnee benn nit kooku doon ñëw suñu réunion moom moo ma woo ma tëdd sama kër mu woo ma ni ma Pa Makhtar yow li ngay défendre ci ay principe yàgg nañ koy dégg ci coalition bi li ngay wax aussi yàgg nañ koy dégg et tout vraiment da nga nekk koo xamante ni Aïssata Tall Sall daf la soxla pour ñu mën a dem coalition préparer législative yi waxuma la nga nangu waxuma la nga bañ mais dam lay ñaan nga ñëw benn rendez-vous boo xamante ni yow yaay convenir si sa convenance lay doon nga ñëw si siège li nga xamante ne mooy Aïssata Tall Sall ci ñaari Sacré-Cœur ñaari BM yi côté boobu am na ñaari BM si benn immeuble bi la nekkoon xamatuma exactement ban la ci alors nga ñëw foofu ñu toog waxtaan et effectivement man nangul ko ba may dem sax maa ngi yóbbaale sama livre bu ma njëkk bind tuddee woon que je mène donc je suis ba ñu waxtaanee ci mbirum coalition yeeg yooyu yëpp ba pare ba mu koy jox livre mun ma dama soxla Aïssata Tall Sall mun ma man dama soxla genre ñu mel ni yow parce que ëllëg bu ma demee ba nar a jéng te pas extraordinaire
wallahi azim noonu la ko waxee mun pas extraordinaire bu ma demee ba nar a jeng ba nar a def lenn loo xamante ni sax dafay trahir samay principe yu mel ni yow ñëw di ma ko rappeler parce que bon je pense que ni Sénégal dafa soxla ay nit ñoo xamante ay nitu principe la ma si gi xool ko ma ni ko madame li ngay wax ni waxu politique la mun ma non j'y tiens parce que man tey jii gisatuma lan la ma nit di jox du poste de responsabilité du nomba tànk du dara loo xamante ni dafay trahir dafa may tax ma trahir li nga xamante ni mooy samay ay conviction ma ni ko d'accord kon baax na de toute façon ñun dinañ si réfléchir bu ñu si réfléchir dinañ si ñëwaat mais après ñu gis démarche am nekkul démarche boo xamante ni bu jub la ñu mujj jël suñuy distance par rapport ak moom mais